contentement jàlluwaat ak yéen beneen yoon ci seen biir numéro produit sous les projecteurs nga xamante ni sax tey damay daal di dalal ab naanaan bi nga xamante ni dafa ràññeeku bu baax a baax ci li nga xamante ni moom lay def maanaam ab journaliste mu doon kàngam comme ni ma koy faral di waxee rek saa su nekk rek nii lañ koy defee ci si biir seen émission produit sous les projecteurs ma bàyyi rek ki nga xamante ni moom mooy sama invité mu daal di nuyoog internet yi. salaamaaleykum Abdoulaye Senghor salaamaaleykum ñi nga xamante ni ñoom ñooy internetu Kajom TV di leen siyaar di leen jaajëfal di siyaar ñi nga xamante ni ñoom ñooy équipe bi nga àndal pour tourner li nga xamante ni moom moo di sa émission. mu ngi noonu yéen ñi ñoo ko déggandoo li nga xamante ne sax moom mooy ay kaddu nuyoo bu ñu jëbal moom Mouhamadou Junior Cissé nekk journaliste fii ci diwaanu Kaolack waaye tamit nekk rédacteur en chef rajo municipal bu Kaolack tey nag ñu dara waxtaanee lépp li nga xamante ni ça touche au milieu journalistique li nga xamante ni moom moo ko ëmb mais itam parcours bi nga xamante ni moom Junior Cissé daal dina koy am ci liggéey bi nga xamante ni moo ngi koy def ca ba mu dooree ba mu tàmbale ak fi mu toll jamono ji Junior sa parcours ci carrière journalistique lan lañ ci mën a jàpp. sama parcours daanaka comme ni ma ko faral di waxee su ma nee guddagul te dañuy door a door je peux dire ndax su fekkee ne am nañ ci métier bi ay at mën nañu wax ne doon na at yoo xamante ni taxu kaa bari lool. donc ça veut dire que ni am nañ parcours bi ñu def wante parcours bi nga xamante ni Mamadou Junior Cissé am na ko ci milieu bi doonul parcours boo xamante ni bu rëy la lool wante ñi ngi ci yoon bi ñi ngi gën a góorgóorlu ñi ngi jàng itamit ci li nga xamante ni moom moo di métier bi ñu nekk ndax perpétuel apprentissage la laaj chaque jour nga gis loo xamante ni lu bees lay doon. mu ngi noonu wax nga ko sànq naam li nga def yow xaw naa suut lool ci li ngay njortu waaye Junior tey ji nga jaar ci télévision laataa ngay ñëw di doon rédacteur en chef rajo municipal bu Kaolack ci benn télévision de la place boo xamante ni yow jaar nga fa tey ji ban jàngat nga fa am ak ban expérience la la jox ci loolu noonu. waaw tout à fait mën naa wax que ni jaar na télévision du Saloum ma leen di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xamante ni ñoom ñoo fa nekk def naa fa à peu près 10 mois daanaka at def naa ko fa mu doon ab parcours boo xamante ni parcours bu intéressant la ndax doonoon na loo xamante ni jànge nañ ci lu bari ndax dañ doon def télé ak rajo yëpp comme groupe bi noonu la composé woo ñu ci doon liggéey nekkoon fa di góorgóorlu bu baax a baax doonoon ay ndaw amoon li nga xamante ni moom moo di amour bi ndax ñun dañoo yàgg am lii di influence parentale ci li nga xamante ne moom moo di métier journalisme moom moo taxoon ñu yàggoon ko bëgg bañ nekkee ci télévision du Saloum aussi doon fay stagiaire doon na loo xamante ni tamit luñ jëloon la ak amour waaye tamit doon jàng parce que même su fekkee ne TVS doonul sama premier stage bi ma def mais doonoon na bërëb boo xamante ni jàngee nañ fa lu bari. mu ngi noonu influence parentale comme ni nga ko waxee rek maanaam mu doon li nga xamante ni boost la quelque part ci sa parcours maanaam li la dugal ci métier journalisme tey jii est-ce que quelque part sa papa ji mu nga xamante ni moom journaliste bu mag la def ci métier bi lu mucc ayib tey jii est-ce que influencé na ci li nga xamante ni moom mooy sa dugg ci milieu journalistique. tout à fait parce que influencé na ko bu baax ndax ba ma laataa ma am bac sax laa commencé def ay affaires de journalisme et trucs ndax je me rappelle en 2012 laa commencé njëkk a dem ay manifestations yoo xamante ni dañ ma doon envoyé sur le terrain. 2012 boobu maa ngi def première ma dem sur le terrain bu ma demee sur le terrain vacances 2012 su ma demee sur le terrain su ma ñëwee. bu may dem dañ naan ma bul yóbbu dara demal rek liñ wax rek nga jëm ko bind falaa adopté sax sama bind yu ñaaw yi damay jéem a rëdd rek donc essayer lépp lu ñuy wax ma bind ko ba ma paree ci loolu ñu commencé maa jox enregistreur naan ma boo demee nga enregistré bu ma demee enregistré bu ma ñëwee dama koy transcrire ci machine bi comme ça bu ko defee pa bi jël ko corriger ko ne ma fii ngay yokk fii ngay wàññi donc du coup presse écrite laa njëkk a def période boobu mu ngi doonoon chef du bureau régional Le Soleil après ñu nekk foofu ba ñu amee bac ñu dem à l'université Cheikh Anta Diop à faculté des fac droit bañ fa nekkee sciences juridiques et politiques ñu nekk fa pendant 2 ans
ñu ko doon cumuler aussi ak étude journalisme et communication bi nga xamante ni ñu ngi ko doon def ISEC aussi ñu jóge ci loolu chaque année vacances bu jot ñu ñëwoon defaat li nga xamante ni moom moo di stage ci bureau régional Le Soleil laata ñoo dem ci li nga xamante ni moom moo di télévision du Saloum en 2017. mu ngi doon mu doon parcours bu riche en enseignement parce que expérience bi nga xamante ni wax nga ko sànq en 2012 nga commencé dem sur le terrain xam réalité yu fa nekk xam mbir mi nu muy doxee waaye tey jii ku wax parcours wax ay difficultés li ko dalee ci sa parcours dem terrain aussi ñëw ba télévision du Saloum ana yan jafe-jafe nga jot a jànkuwanteel yoo xamante ni xaw na laa marqué ci sa carrière. Bah pour li nga xamante ni moom moo di TVS moom ak Le Soleil doon na loo ba ci rajo municipal Kaolack doon na loo xamante ni aussi tamit comme li ñuy wax rek chaque jour ni ma ko waxee woon sànq da ngay jàng lu bees te média moom chaque jour comme yaa ngi dund loo xamante ni lu bees la surtout nga doon stagiaire door a débuté mu métti lool da ngay xoslu di góorgóorlu di ñafe di fight bëgg au moins nga am expérience bi su fekkee ne amour gi moom ngay àndal tout le temps sa liggéey moom day doon loo xamante ni ba du métti ndax lu métti da nga ko dëkku par exemple dama doon yeewu 6 heures du matin ñëw xëy si 7 heures dina ma fekk parce que dañ ma waxoon que ni puisque may gën di ñëw di gën a jàng peut-être mën naa dem bay présenter édition wu 7 heures du matin ci benn émission bi ñu doon def loolu rek donc du coup jaraloon na ma yeewu 6 heures du matin ak yeneen yi nga xamante ni ñu ngi ko doon daj pour dire vrai dundaguñ loo xamante ni tellement métti nañu lool te ñaanuñ ko yàlla dund ko ci milieu bi wante parcours bi moom maanaam stage yi ñu doon def doonoon na loo xamante ni daf doon métti lool léeg-léeg nga am ay jafe-jafe ay gàllankoor léeg-léeg nga sonn sa liggéey bi léeg-léeg nga dox fu sóori yor ay caméra mbala ay trépied mais yooyu yëpp c'est pour nekk ci terrain bi la pour jàng pour miin aussi tamit moom moo tax nga koy def. mi ngi noonu wax nga ko sànq ak lépp li nga xamante ni moom moo ëmb liggéey bi tey jii nga gis yenn saa ay ndaw yoo nga xamante ni dañoo nekk à fleur de l'âge bëgg a dugg ci li nga xamante ni moom mooy métier bi bëgg a soobu ci liggéeyu journaliste tey jii ak li nga xamante ni moom mooy contours yi ci nekk yëpp lan ngay wax yooyu jeunes nga xamante ne tey jii ñu ngi ci bëgg a soobu. bon journalisme moom comme ni ma ko waxee faw nga am base benn base boo xamante ni dafa jëm ci wàllu langue bi mooy français bu dëgër boo ko amee aussi tamit nga am li nga xamante ni moom moo di amour bi bëgg-bëgg bi parce que le métier ne nourrit pas son homme doon na métier boo xamante ni neexul bariwul xaalis par rapport ak yeneen métiers yi donc ñu bari ñi ci nekk bëgg-bëgg moom moo leen ci bàyyi comme dañ ñoo xamante ne ay nitu média lañ ay nitu presse lañ donc bëgg nañ ko am nañ passion bi moom moo leen ci bàyyi donc lépp loo xamante ni da nga koy def ak cœur maanaam ak sa xol day doon loo xamante ni da nga koy def mu mucc ayib mu rafet donc loolu rek laa leen di wax képp koo xamante ni bëgg nga ko nekk na sa xol yaa ngi forgé wu di gën a góorgóorlu di jàng aussi tamit parce que gis nañ ak code de la presse beeg situation yi ni mu changé ak yooyu ak carte bi nga xamante ni moom lañ jagleel journalistes yi donc la donne a tendance à changer donc il faut que ñi nga xamante ni ñoom ñoo di ndaw ñi ñuy jàng gën a jàng di def lecture aussi tamit bëgg li nga xamante ni moom moo di métier bi pour vraiment mën ci génn. bëgg li nga xamante ni moom mooy métier bi loolu mooy li nga xamante ni mën na cee génnee ndaw yi ci bëri mais tey jii junior ma ñëw tuuti en arrière ci li nga xamante ni moom mooy sa parcours ci télévision du Saloum parce que ku ne journaliste wax présentation. ci premier jour bi nga xamante ne dañ la ni suba yow yaay présenté ana ban ressenti nga am ak nan nga préparé bés boobu noonu. yaa ngi may fàttali loo xamante ni waaw du ma ko mës a fàtte parce que am na yoo xamante ni nit ki mënu kaa fàtte jusque ni doonoon na d'habitude dañoo waxoon que ni au début dañoo waxoon ni dañuy def enregistrement édition yi ñu dem ba ci kanam je me rappelle ñu ne déedéet c'était en mois de décembre mois de novembre autant pour moi octobre laa dem TVS novembre laa commencé présenter
mais auparavant dama doon def comme par exemple présentation robot juste que noonu laa ko mën a wooyee ndax dama doon jël samay journaux jënd ko ñëw toog ci kanamu seetu bi di wax tu vois mel ni kuy présenter noonu laa kiiwee woon quoi au fait doon former sama bopp jour bañ ne ma da ngay présenter journal donc du coup jàppoon naa ne enregistrement lay doon comme ni ñu ko waxee woon au préalable ñu ñëw ba lendemain bi ñu ne am nañ possibilité pour def direct kontaanoon naa lool wante aussi tamit j'étais tellement stressé waaw parce que c'était pour une première may toog naan damay génn télé genre truc comme ça mu doonoon loo xamante ni defoon na un boom ci sama xol mais avec l'aide de mes amis ku ci mel ni ay ñoom Aïda ak technicien yi nga xamante ni ñu ngi woon biir auparavant TVS doonoon na loo xamante ni jàppale ne woon nañ ma bu baax a baax ak ku ci mel ni Cheikh Sarr bu nekk Alfayda actuellement jàppoon nañ ci mbir mi bu baax. mu ngi doon mu doon loo xamante ni ay souvenir la yoo xamante ni day des du dem benn yoon. mais tey jii au delà de li nga xamante ni moom mooy présentation ak ressenti bi nga xamante ni am nga ko parce que tey jii des fois ñu gis ay jeunes yi nga bëri yoo xamante ni dañuy bëgg a sóobu ci milieu bi mais comme ni nga ko waxee rek base bi nga xamante ni moom moo nekk derrière ak ni ko nit ñi di jàppee parce que li nekk ci biir ak li nit ñi di gis ak li ñuy foog du benn tey jii lan ngay wax par rapport ak li nga xamante ni moom mooy famille bi soutien bu ñu war a mën a apporter wala sax li nga xamante ni moom mooy population bi bët bi ñuy xoolee journaliste tey jii. métier bu journaliste moom comme ni ma ko faral di waxee doon na loo xamante ne lu noble la parce que man ma toog sama kër yow nga gàddu sa caméra mbala nga gàddu sa li nga xamante ne moom moo di sa enregistreur nekk ci mbedd mi di ut élément par rapport ak benn situation mu ñëw toog nga indil ma ko doon na loo xamante ni di ma informer ci lépp luy xew ci dëkk bi doon na loo xamante ni aussi tamit kenn mënu la fay pour dire vrai te doon na loo xamante ni lu noble la donc il va falloir à ce que les gens ñu respecter ñi nga xamante ni ñoom ñoo di taskatu xabaar yi mooy askan wi bu weesoo askan wi aussi tamit les patrons de presse ñu respecter ñi nga xamante ni ñoom ñoo di taskatu xabaar yi aussi les politiciens ñu def ni kazalika wante ñi nga xamante ni ñoom ñoo di taskatu xabaar yi aussi ñu respecter seen bopp parce que nit ki boo respecté wul sa bopp duñ la mën a jox respect bi nga xamante ni moom moo am te au-delà de ça il faut tamit que ki nga xamante ni moom moo di nit ki muy journaliste bi muy dégager benn assurance ci li nga xamante ni moom moo di comportement wam ci li nga xamante ni moom moo di gestam ay waxam ak ki jëfinam loolee nag il faut que nga xam li ngay wax maîtriser contour bi door a mën a wax ak assurance dégager benn éloquence ak benn charme bi nga xamante ni dina la permettre ku la gis dina la respecter benn ñaar ku la gis dina la mën a naw ci li nga xamante ni moom ngay def. mu ngi noonu ñoo ko déggandoo ci li nga xamante ni moom mooy ay kaddu Mamadou Junior Cissé je vous rappelle que moom mooy rédacteur en chef rajo municipal bu Kaolack tey jii nag ñu am mbégte dalal ko ci suñu plateau produit sous les projecteurs Junior tey jii nga dem di yéeg li nga xamante ni moom mooy échelon di dem ba ñu fal la rédacteur en chef nga am ay ndaw yi nga xamante ni da nga leen war a tàggat ay ndaw yi nga xamante ni dañoo war a nekk sa wet nga leen di won yoon bi di leen won contour bi quotidien boobu noonu ana nag nga koy dundee. Bah métti na parce que tout d'abord dafa am ñoo xamante ni comme man su may ñëw ci nit aw ma benn expérience ma soxla expérience ñëw ci yow donc du coup su ma ñëwee ci yow yaa ma war a orienter ne ma lii nii lañ koy defee lii nii lañ koy defee lii nii la nii la bon certes que nag tollaguñ fenn ci li nga xamante ni moom moo di milieu bi pour doon ay rédacteur en chef et cetera mais juste que ni ndimbal bi yàlla di def ci ñun la di ñu teg loxo di ñu accompagner ñu nit ñuy gën a continuer di cultiver wu di dem ci mag ñi ci doyen yi ñu ñuy jàppale di ñu orienter noonu la ñuy nekkee ba d'abord ñu commencé di dem nànk-nànk bañ nekkee TVS ñu jógee laataa ñoo jóge TVS ñu doon ma doon rédacteur en chef adjoint bu Soda Diakhoumpa ma koy ziarale ci occasion bi mu feebar ñu ne ma comme yaa nekkoon adjoint donc tu vas continuer tu vas gérer la situation ma jël relais bi tee ko ba ni may jógee foofu TVS
jóge TVS ñu woo ma ci rajo municipal bu Kaolack aussi tamit ma nekk foofu di góorgóorlu je peux dire mais c'est pas évident ndax boo doonee ndaw yaa ngi jàng aussi tamit am ñoo xamante ni dañuy yaakaar ci yow li nga xamante ni moom moo di expérience donc ci cadre bi ñuy liggéey moom mooy que ñu partager moom mooy cette petite expérience bi nga xamante ni am nañ ko ak ñoom waxtaan ci li nga xamante ne moom moo di cadre liggéey bi lu éthique ak déontologie fu mu war a ñëw mu ñëw fa naka nga war a doxale ak naka ngay def ci comme par exemple reportage mbala booy bind article tel mbala booy def animation tel mbala et cetera donc lépp loo xamante ni lu nekk ci liggéey bi la rek ñu wax ko ligne télé aussi tamit duñ am complexe mbala rusu wax que ne lii kat dañ ko télé xaaral ñu xool dem vérifier analyser xoolaat cours yi mbala dem laajte ñu waxal ñu au moins di nga ci am benn expérience bu ndaw boo ñëwee nga expliquer ki nga xamante ni moom mooy sa interlocuteur mbala ki nga xamante ni moom ngay encadrer ci domaine bi nga xamante ni moom moo di wàllu journalisme. mu doon lu am solo yaakaar naa ni képp kuy ndaw itam nga ñuy bàyyi xel war ngaa mën a tirer leçon ci kaddu yi nga xamante ni jippee na ci seen biir émission produit sous les projecteurs nga xamante ni saa su nekk nii rek la ñuy daal di doxale ak yéen mais sinon tey jii nga xamante ni laata sax journaliste di ñëw sur le terrain dañuy jaar ci ay école nekk ci formation mais d'habitude da ngay am tendance di dégg ni li nga xamante ni moom mooy cours théorique yi dafay wute lool ak li ñuy fekk sur le terrain est-ce que mën nga ñu ñëwaatal ci loolu noonu ak contours yi nga xamante ni moom moo waral mbir boobu. loolu moom c'est vrai parce que lépp loo deful doo ko xam mbala foo demul doo fa xam donc c'est bien beau théorique bi nga koy def di dem classe di jël ay notes mais il va falloir à ce que li ngay jël ay notes di dem classe nga appliquer ko sur le terrain réalité du terrain dafa am ça existe liñ lay wax classe day doon loo xamante ni fokk nga concrétiser ko te terrain rek moom moo la mën a permettre benn expérience mën nga toog des années nekk ci théorie bi di jàng am koo xamante ni jàngul nekk ci terrain bi mais li muy maîtriser yow mën nga kaa bañ a maîtriser donc du coup il va falloir à ce que boo fekkee da nga nekk di jàng ngay def théorie da ciy baax ngay def ay stage loolooy tax bu at bi jeexee nga gis yenn étudiants yi di dem di def ay stage pour acquérir benn expérience bi ci li nga xamante ni moom moo di métier bi ñuy def ci li nga xamante ni moom moo di métier bu ñu bëgg a def suba loolu moom moo doon li nga xamante ni moom moo di situation donc il faut que ni ndaw ñi di nangoo di def stage di nangoo di dem sur le terrain di sonn je me rappelle man ba may door a commencer stage dama focaliser woon trop ci mbirub culture lépp luy culture aada ak cosaan sama mbir la woon dama ko doon def tout le temps dama ko bëggoon mujj gi am sama benn grand bu ma doon wax que ni bul yem fenn kese te booy xool loolu mooy fooru ñi nga xamante ni ñoom ñoo di les correspondants ndax correspondant tout ce qui est politique culture santé ak sport lu mënti doon dañ koy gérer bind seen texte seen papier mbala ñu dugal seen voix ñu envoyé par contre bu dee ci rédaction yu mag yi la au niveau des maisons mères comme lu ci mel ni Dakar ak yu ni mel dangay gis desk politique desk sport desk santé et cetera que yow da ngay focaliser wu ci lenn rek loo xamante ni moom ngay faral di def mais ak lu mu ci mënti doon le terrain moom mooy forger ñi nga xamante ni ñoom ñoo di éléments yi ak aussi tamit perpétuel apprentissage bi ma wax maanaam tout le temps di jàng boole ci ay lecture ak yu ni mel. mi ngi doon le terrain moom mooy forger expérience bi nga xamante ni moom nga bëgg a acquérir ci milieu bi ngay nekk maanaam ci journaliste bi que mu nekk tamit ci beneen côté faw rek ngay dem sur le terrain xam réalité yi fa nekk mais junior damay ñëw ci ñaari mots central wala mu ni ñaari mots clés yoo xamante ni moom moo ëmb journalisme muy éthique ak déontologie tey jii mu war a doon doxalin bi nga xamante ni un bon journaliste war na koo am mais dañuy gis yenn saa yi dañuy xaw a salfaañe li nga xamante ni moom mooy éthique boobu ak déontologie ñuy dugg ci yoo xamante ni warul mën a nekk mission première journaliste tey jii ana ban taxawaay wala ana ban jàngat nga am ci mbir boobu. waaw xam nga da nga wax ñaari mbir yu am solo dañ naan éthique ñëwaat ne déontologie éthique mooy tout ce que la morale sociétale accepte lépp loo xamante ni dafa jëm ci wàllu comme nu ma ko ci mënta waxee lu jaar yoon maanaam ci wàllu teggin
mbala wàllu ngor ak yu nu mel lu ëmb yooyu yëpp lépp loo xamante ni société bi jàpp na ne lu baax la teel ko boppam donc loolu ça renvoie à l'éthique à la morale. Voilà boo gisee déontologie nag moo jëm ci ni nga xamante ni moom nga war a mën a defaree mbir mi ba mu jaar yoon maanaam liggéey bi dañ naan la da ngay jël ay valeur maanaam morale nga boole ko ak li nga xamante ni moom moo di yoonub liggéey bi nga boole ko ngir nga mën a amal benn produit boo xamante ni produit bu mucc ayib la te loolu je pense que ni lu am solo la te képp koo xamante ni taskatu xabaar nga waroo kaa mën a fàtte mbala nga bàyyi ko ginnaaw ndax su may bind texte war naa mën a bind texte boo xamante ni damay wax li nga xamante ni moom moo am informé juste et vrai ma bañ a far dama war a être impartial bañ a far benn ñaar bañ a yokk ñett wax loo xamante ni dafa dëppoog moral ci anam boo xamante ni moom la ko yoonu journalisme bëggee maanaam déontologie donc loolooy waral tout le temps ñu naan éthique ak déontologie taskatu xabaar bi daf ko war a jiital armam la ngir mu mën a amal liggéey boo xamante ni liggéey bu mucc ayib la ante liggéey boo xamante ni liggéey bu jaar yoon la donc mu doon loo xamante ni tout le temps dañ ko war di fàttale nit ñi mais yaakaar naa ne sax nit ñi waruñu kaa fàtte parce que déjà boo nekkee école loolu lañ lay wax éthique ak déontologie mais ani lan mooy éthique ak ani lan mooy déontologie ak li nekk ci nit ki aussi tamit ndax am na éthique mbala am na valeur morale yi nga xamante ni permettre na ko mu mën a doon koo xamante ni il est honnête mu mën a doon koo xamante ni ku jub la mën a doon koo xamante ni mën na tëddee njaaxaanaay loolu yëpp day jouer ci personnalité ki nga xamante ni moom moo di l'individu bi nga xamante ni moom moo bëgg a exercer le métier. am na solo étant un jeune journaliste bu ngeen bàyyi xel bu baax a baax li nga xamante ni moom mooy mbir yi ni mel ni éthique bi waaye tamit déontologie bi nga xamante ne moom saa su nekk rek moom mooy daal di gunge le journaliste moom moo koy daal di yóbbu fi nga xamante ni moom la bëgg ci liggéeyam mu doon ay mbir yoo xamante ni même boo demee ci école journaliste école journalistique dañ lay daal di jàngal li nga xamante ni moom mooy éthique muy ay mbir yoo xamante saa su nekk dañ koy dégg woykat yi wax nañ ci ñi nga xamante ne ñoom ñooy kilifa diine yi wax nañ ci saa su nekk muy renvoyé ay mbir yoo xamante ni dafa dëppoo ak suñuy valeur waaye tamit li nga xamante ni dafa dëppoo ak code de la presse ak li nga xamante ni moom la société bi bëgg tey jii wax nga ko Junior fi nga daanele rek li nga xamante ni moom mooy sa wax mooy que ni amal liggéey bu mucc ayib fi ma bëggee ñu tëj suñu émission rek mooy jamono ji Sénégal nekk ci attention taskatu xabaar yi nekk fi war a jàllale li nga xamante ni moom mooy information war a relayer information waaye liñ gis mooy yenn saa yi dañuy dem sur le terrain di am ay jafe-jafe wala yenn saa yi ñu leen di xañ seen liggéey wala ñi di tere seen liggéey ñuy dem sax ba ñii di gaañu sur le terrain ana loolu tamit nan la war a mën a doxee ci wàllu patron de presse yi ci wàllu rédacteur en chef yi nga xamante ni yenn saa yi ñoom ñooy yónni ndaw yi ñu dem sur le terrain. waaw c'est que xam nga métier bi journalisme moom risque la métier à risque la quoi au fait donc du coup mën nañ la wax que ni almaami ne la Senghor fële benn réew maanaam am na guerre mbala am na nangam yàlla tere donc du coup il va falloir nga représenter organe bi ci bërëb boobu ñu waajal la nga dem donc du coup da ngay dem parce que yow yaa opté pour gérer li nga xamante ni moom moo di métier boobu pour def ko wante rek ak lu mu mën ci doon ñi nga xamante ni ñoom ñooy taskatu xabaar yi comme démb damay déglu Bamba Kassé moom mooy njiitalu SYNPICS di ko wax que mu ne information bu mu jaral kenn ngay dem bay salfaañe sa bakkan mbala ngay am ay loru ci li nga xamante ni moom mooy activités yi nga xamante ni moom mooy xew mais doon na loo xamante ni ci métier bi la bokk wante doon na loo xamante ni aussi tamit dafay renvoyer ak li nga xamante ni moom moo di liberté de la presse par exemple gis nañ dëkk bi ni ki temps yi yëngu na rawatina démb muy 3 mars ñu gis ni ñu bari ñi ngi ci terrain bi journalistes yi ngir informer ñi nga xamante ni ñoom ñoo di population bi gaz lacrymogène yi gars yi di ko dóor bal à blanc yi gars yi di ko dóor ak yeneen donc lépp loo xamante ni war na mën a permettre taskatu xabaar bi mu def liggéeyam ci anam bu mucc ayib ñi nga xamante ni ñoom ñoo di takk der yi war nañ leen ko permettre parce que déjà am na carte presse bi nga xamante ni moom mooy tax mu mën a am accès fépp loolu
ñii di kilifa yi war nañ kaa bàyyi xel maanaam liberté de la presse ñu jàppale taskatu xabaar yi ñi amal seen liggéey ci nu mu muccee ci nu mu gën a muccee ayib wante it tamit comme ni ma koy waxee patron de presse yi war nañ di jàppale journalistes yi dans le cadre de leur travail ñu jàppale leen di leen di gunge di leen accompagner di leen nemmeeku ci lii di seen liggéey de telle sorte que ni daañu ko mën a def ci anam boo xamante ne anam bu gën a mucc ayib lay doon journaliste bi nga xamante ne du exposé wu ci yenn risques yi nga xamante ni moom moo di risques yu mag yi encore une fois que journaliste yu patron de presse ak ñii di takk der yeeg autorités yi ñoom ñëpp war nañ mën a xool un cadre bi nga xamante ne bu mucc ayib lay doon képp koo xamante ni taskatu xabaar nga mën a amal sa liggéey ci condition yu normal nga xamante ne doo jëlee gaañu même su fekkee ne mënta ñàkk ndax gis nañ ay confrères yi nga xamante ni démb jëlee nañ ay gaañu ci manifestation yi ñu am mais li ñu wax rek bu kenn information tax ngay salfaañee sa bakkan bala nga koy kii yeeg yu mel parce que dañuy jooy benn fan rek après mu jeex gars yi fàtte. mu ngi noonu mu di information bu mu jaral kenn rek nga salfaañee li nga xamante ni moom mooy sa bakkan ñuy masaw bu baax a baax ñi nga xamante ni jot nañoo am ay gaañu di ay homme de terrain ci nga xamante ne moom mooy manifestation di leen masaw bu baax a baax mu mel ni que rek Junior waxtu bi ñu ceraloon ci suñu émission mu ngi waaj a jeex si tey jii lan mooy nekk sa mot de la fin par rapport ak li nga xamante ni moom mooy milieu bi ak liggéey bi waaye tamit par rapport ak li nga xamante ni moom mooy perspective yi. liggéey bi moom comme ni ma koy faral di waxee kenn moomu ko papaay kenn moomu ko yaayu kenn moomu ko ñu baal ma ci kàddu yi su fekkee dëgër na c'est-à-dire que nit ki si jëm boppam moom moo war a am ay objectifs dañ koy wax sax ne nit buy dugg ci entreprise dafa war a wax ne man kat gardien laa fi duggee bëgg naa doon chef de service mbal directeur général yooyu ay mbir yoo xamante ni yaa koy def sa bopp su may dugg ci dara ma commencé def stage dem ba ci biir bëgg naa di graver li nga xamante ni moom moo di échelon yi c'est-à-dire que gëm-gëm boobu ngay am mais loolu lu la koy may moom mooy liggéey d'abord liggéey bi lan moo la ci jàppale ci liggéey bi moom mooy le terrain di dem terrain am expérience waaye itamit am benn base bu solide ci li nga xamante ni moom ngay liggéey te loolee lu koy maye moom mooy lecture taskatu xibaar bi foog mu lire rawatina boo nekkee en formation foog ngay lire di lire comme ça dina la permettre que ni di nga mën a génn ci yenn situation ngay lire ay livres di lire article confrères yi di jënd ay journaux di ko lire tout le temps daf lay permettre nga xam figure de style yi day permettre nga xam gars yi ni ñuy bindee seen i papier et cetera ak yenn expression yi nga xam te ni ñu ngi koy employé de telle sorte que ni yow mi nga xam te ni yaa koy lire di nga ci di mën di for fii boo demee ba mu jógi moom di nga mën a forger wu doon koo xamante ni ku solide lay doon ci wàllu milieu bi waaye itam ci wàllu wi nga xamante ni moom ngay def say recherche ak yu nu mel di déglul aussi tamit suñ aînés yi suñ doyen yi jox leen cër di parce que dara boo ci tarbiyuwul doo mën a jëriñu quoi au fait donc il va falloir à ce que ñoom ñu leen di approcher di leen laaj ñu ñuy waxal ñu ñuy won yoon bi ñuy jàng nànk-nànk di ram ba keroog ñuy am benn niveau bi ci li nga xamante ni moom lañ bëgg loolu daal moo doon li nga xamante ni moom moo di lu jëm ci wàllub mbirub journalisme ak conseil bi nga xamante ni maa ngi koy jox ñii di du ma wax sax ndaw ñi parce que bu ma waxee ndaw ñi ñu ne kii dafa dooj parce que maag ñoo maasee daanaka mais ñi nga xamante ne non mais gars yi ñoo maasee mooy loolu voilà donc di ko jox daal képp koo xamante ni bëgg nga doon taskatu xabaar mbala taskatu xabaar bu ndaw nga même taskatu xabaar bu ndaw bu amul sax parce que ñëpp taskatu xabaar lañ dama amoon sama benn professeur ku ci mel ni Adama Kandé buñ tasee woon classe su ma ne ko monsieur mu ne ma waaw Cissé ça va na nga def buñ tasee sur le terrain su ma ne ko monsieur mu ne fii du ma sa prof du ma sa dara sa confrère la donc du coup taskatu xabaar bu ndaw amul ñëpp ay taskatu xabaar leen di leen gën a ñaax ñu gën a farlu ci lii di formation bi surtout ça parce que jamonoy diplôme lañ nekk te da ngay am expérience sax am tout ce qu'il faut ba amul diplôme léeg-léeg da ngay am ay jafe-jafe donc il va falloir nga farlu ci diplôme yi góorgóorlu ci diplôme yi nekk ci terrain bi di dóor waar yàlla di la jàppale
loolu rek la yaakaar naa moo doon li nga xamante ni moom moo fi ne ñàkk jëriñu dóor waar rek mooy loolu. di profité ci occasion bi di ziar ñëpp di nuyu aussi doyen Cissé mi nga xamante ni jàppale nañu bu baax a baax ci li nga xamante ni moom moo di suñu parcours ba nit ñi yegsee fii naam sax su fekkee ne defuñu parcours bu extraordinaire ndax le soleil lañ jógee dem TVS jóge TVS ñëw rajo municipal de Kaolack naam su fekkee ne sax léeg-léeg ñu ngi bindal yenn quotidien yi nekk Dakar lu ci mel ni le quotidien ak yi nu mel am ay ambition aussi tamit pour def dara en tant que jeune pour la région de Kaolack et pour le Sénégal. Ça aussi ñuy lancer appel les autorités à ce que ñu jàppale jeunes yi surtout dans ce cadre là parce que am na ay jeunes yoo xamante ni am nañ xam-xam bi bëgg nañ def dara mais les moyens sont pas là. Il faut que ñu accompagner leen dans ce sens bàyyi yenn formalité yu ëpp yi ñu jàppale leen bu baax a baax ci li nga xamante ne moom la ñuy def di leen gërëm yéen di leen sant di remercier l'équipe de la radio municipale Kaolack l'équipe de Kaolack Info di remercier sama confrères yeeg conseillers yi ñoom Fallou Galasila gars yëpp maa ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di remercier mes parents di remercier exceptionnellement ma femme. may nañ la loolu. d'accord mi ngi noonu ñoo ko déggandoo mbokk yi ñuy seetaan nee naa leen saa su nekk rek ni rek la ñuy daal di def ak yéen di nuyu de passage le doyen Cissé Ba Cissé moom itamit mu doon nit ki nga xamante ne saa su nekk day gën di gunge ndaw yi di leen jàngal ñu mbir mi di doxee nee naa leen seen émission produit sous le projecteur nii lañ koy daal di amalee saa su nekk rek di am mbégte contentement di leen ko jàggutil comme niñ ko faral di ko defee rek nee naa leen bàyyi leen xel bu baax a baax lépp day dem ci motivation waaye tamit am courage waaye tamit ambition bu mucc ay ba nga xamante ni rek da ngay mën a gravir échelon yi daal di am li nga xamante ni moom mooy sa objectif yi def leen di wéen rek seen i programme Kajom TV nee naa leen la télé d'embauchement di leen jox dig daje ba beneen incha allah.